mama su sa yaay alxuraan ja leer na lii leer na ma ne ba njaw sa nijaay alxuraan ja leer na lii leer na ma Alaaji Ahmed Gay sa baay lii gay El Basir Gay sa dunya la mag neexoon sa maam dadaa dimbale ay sa maam dadaa dimbale Alaaji Mamadu Ndaw sa maam moo daa dalal seede yi sa maam dadaa dimbale nday daw sa yaay borom alxuraan ju sell jani jooy te na peegu nu gay yaa doon nu baax gay yaa doon nu baax te war a baax yaa doon nu riis te war a riis yaa doon nu baax te war a baax El Basir yow boo baaxoo foo koy jële boo baaxul foo koy jële boo baaxul foo koy jële waaye Alaaji Mamadu Ndaw sa maam Alaaji Mamadu Ndaw sa maam Alaaji Usmaan Ndaw la bokkal baay moom la bokkal yaay Ajaratu Maama su Ndaw kooku ay sa yaay Ajaratu Mariama Ñas borom daaray alxuraan yi ci Ndakaaru kooku nga bokkal yaay kooku du pey Mariama xadi na mi ngay seet ni ñëw na mbokkam El Basir ñëw na kër mbokkam tubaab dem na Paris El Basir Gay ñëw na kër mbokkam tubaab dem na Paris El Basir ñëw na kër mbokkam tubaab dem waaye El Basir jëkk na kër mbokkam tubaab dem na Paris yaay doomi seex yaay sotub seex yaay doomi seex yaay sotub seex ko fi jamaa neemu neex boo wotee day naan may kii waaye la Ablaye Seck di sem si waxoon Père Malaw ni am na yoo xam ne mënu ma ko wax waaye ku ma ko waxal ma jël loolu waxal nañ ko donc dañuy commencer sans plus tarder le programme parce que président El Basir Gueye est le seul candidat à Thiès boo xam ni il allie politique et développement en ces périodes de campagne électorale moom kese laa gis muy politique ni soxlawuma communication bu bari soxlawul may dem ci télé ak rajo yi lu ne ma wax ko li ma bëgg mooy nekk journal te fu ma liire ma nekk à la une waaye su may nekk à la une nin may titré titre bu exorbitant lay doon titre bu baax lay doon kooku mooy le président El Basir Gueye Père Malaw comme ni ma koy defee chaque jour bis bu nekk je commence par les femmes et je termine par El Basir Gueye l'homme qui même son nom traduit la joie même son nom traduit le bonheur le contentement parce que il s'appelle El Basir celui qui définit la bonté donc foofu lay tàmbalee programme bi di jox kenn ci présidente yi ki may njëkk a jox nag mooy soxna Mariama Pouy soxna Mariama Pouy moom lay jox mu ñëw en 2 minutes wax ay kàddoom. bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant mbooloo mi yëpp di nuyu président El Basir di nuyu monsieur le maire Mouhamed Ndoye di nuyu assistant bi suñu teew yëpp ah peut-être ndax xëy na kóolute moo ñu dugal ci moom ñu ñëw seet suñu groupement xamuñu ko avant tabaski bi lañ fa ñëw parce que tajaguñu woon suñu avec te bi ñu ñëwee dañuy wax rek ñu génne suñu 50 000 suñu avec joxe parce que wóolu nañ ko te gisaguñu ko parce que xool nañ lu baax li mu doon def yàgg nañ gis dégg financement yi muy def dimbali jigéen ñi loolu moo ñu ci dugal te nit ñi kenn dofatul ndax liñ naan kenn du fecc ci yàlla naa dee nit ki ku la dimbali rek ku dimbali jigéen ñi dimbali nga njaboot gi ku dimbali njaboot gi dimbali jigéen ñi loolu moom la ñëpp soxla parce que dëkk bi metti na wax dëgg yàlla te am na yaakaar moo tax nag ñu ñëw ci moom El Basir di ñaan nag peut-être yàlla na ko yàlla may ndam te bu fekkee ne moo gën ci moom yàlla na ko suñu borom bi def xëy na mënewu moo na waxe nii sax parce que dañ ma jël au dépourvu parce que xalaatu ma woon sa jël parole mais nag ñu ngi santaat yàlla bu baax yaakaar daal moo ñu indi ci yow te di nga lu baax li ngay def nag yàlla gis na ko yonent bi gis na ko sëñ Babacar Sy gis na ko xëy na yàlla na la ci yàlla jàppale defal la ci ndam
maa ngi leen di remercier yéen ñëpp ak Mouhamed Ndoye tamit wax dëgg yàlla sonn nañ si ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier sama waa mbooloo mi yëpp suñu mbootaay bi ndax woote tamit ñu wuy si la dafa metti waaw ñu ngi gërëm ñëpp nag di wax tamit au passage am na ñoo xam ne tamit bëggoon nañoo ñëw mais xam nga dëkk bi kenn wératul wax dëgg yàlla ñii am nañ ay contraintes mais wax dëgg yàlla du seen coobare bu ñu sañoon nag ñëpp teew maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. sama chéri Khadijatu Daw mi ngi toog sant naa leen yéen ñëpp Mariama Pouy maa ngi lay sant yow tamit ginnaaw bi ma santee sama mbootaay bi nga xam ne nii macha allah lu ma wax ñu ne noonu la maa ngi leen di ñaan yéen ñi nga xam ne yéen ma sopp leen ngeen woteleel ma sama rakk ji Bachir Gueye xam ne nii jàmm gox yi moom yaakaarul budget mairie bi Bachir yaakaarul budget mairie bi dafay indi di leen defal lu yaakaarul gouvernement dama bëgg ngeen votel ko mu defaral leen dëkk bi ana carte bi carte bi ñu votel Bachir macha allah spécimen bi indi leen spécimen bi acca merci beaucoup jërëjëf daam xaaral gërëm ko lu ma seedeel man xam naa lu baax rek la incha allah rabbi macha allah dinañ ko voteel dina gagné dina defar dëkk bi macha allah jërëjëf maman on va pas continuer à ce rythme dafa nag bul tëgg de may leen ma tuuti donc Pambay l'artiste Pambay voilà ñoo jàll ci la délégation officielle DJ dañ may caler son bi vite fait DJ dooral vite fait parce que le temps nous a contraints donc ñu dem rek mu gaaw tuuti Aïcha ñu gaaw tuuti Pambay ñëw balaa ñoo dal ci la délégation nii la musa mel waaw kuy wut ab mer nag ba gis ko da nga ciy jàpp bu dëgër waaw dëgg neexul yàlla jàmm yàgg merci beaucoup. All
jàll hey investissement bi day jàll amatul lépp ci baax loolu sa di ay tout le monde ci kaw yow kenn daa dégg ci dëkk bi boole ko ci loxoy ñëpp meloon ni yow Sénégalais hey Elbashi yaay dëkk bi boole ko defar dëkk bi ñu ngi ñaan nga yàgg fi ndax yërëm nga waa Thiès gaay ñëpp meloon ni yow Sénégalais hey Elbashi yaay suñu fi loxoy si kaw ñi bëgg ngeen naa ko si leen ma xool hey rajo faju ci ñooñu nag laa jëm ngeen prêter leen attention waaye que cay jiitu mooy la tête de liste proportionnelle de la coalition Jàmmi Gox yi dans la commune de Thiès Nord muy monsieur Mamadou Diop yow laay jox kàddu gi. asalaamaaleykum waa Nasrou asalaamaaleykum waa Thiès Nord gi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant ci accueil bi bu baax a baax di rafetlu nag seen détermination sant bi damay commencer ci président Elbachir mi nga xam ni dafa yor ambition bu am solo keroog ba ma ko déggee maire yi mu ni bu élection yi jàllee audit day doon audit maanaam day weesu Thiès jëm Sénégal donc kooku ambition gënu ko sérieuse donc moo tax ma bëgg ñu ànd jàppale ko bu baax a baax ba ñu atteindre la mission ci kaw nag di gërëm tamit monsieur Mouhamed Ndoye ki nga xam ni moom lañ fas yéenee samp ci mairie bi le 23 ginnaaw le lendemain du 23 janvier incha allah parce que dara dugaluñu ci géew politique bi ndax lenn dong la dañoo dund 7 ans yoo xam ni dafa metti trop defe naa yéen ñi fiy gërëm président Elbachir yëpp li ngeen ànd ak moom tolul ni mandat wu maire te yéen a ngi koy sant di ko gërëm tey bu yàlla defoon ngeen ànd ak moom mu am benn légitimité boo xam ni li muy def dina gën a am solo dina gën a fés defe naa ni bu boobaa di ngeen ko gërëm plus que ni ngeen ko gërëme tey donc campagne électorale ak moment rappel la rek dañuy fàttali li ñuy dund Nasrou dund ko Medina Fall dund ko Jaxaaw dund ko Caali moom lañ dund fépp ñaanuñu yàlla di ci tegaat yeneen 5 ans loolu moo ñu indi tey ci géewu politique bi di ñaan yàlla le 23 janvier ñu xàmmee bulletin bi sànq xàmmee ko bu baax dem defandoo ko ca urne ya changé xarkanamu Thiès Nord sama bulletin bi rek nag waruma koo xeeb sama bulletin bi may xeeb benn bii rek mën na retourner àdduna parce que boo waxee Afrique du Sud xel yëpp dem ci Nelson Mandela te benn jëmm rek la mais mbooloo ñoo àndoon ci ginnaawam jàppale ko ba mu changé Afrique du Sud boo tuddee beneen dëkk dina am ku fa nekk macha allah tey jii tamit dañoo bëgg bés bu ñu tuddee Thiès Nord xel yëpp dem ci Elbachir Gueye dem ci Mouhamed Ndoye au lendemain du 23 janvier jërë ngeen jëf ci mobilisation bi merci beaucoup Baye Dame jërëjëf. Je n'accepterai jamais que des hommes, que des jeunes ordi de talent soient aujourd'hui mis à côté. duma nangu mukk état bu saay-saay di jël caution bi di ko def 30 millions bu ko defoon 100 millions sax ma dem ñàkk liggéey yéen may leen seen chance pour ngeen participer à des élections locales ou présidentielles. Mouhamed Ndoye sa waa dëkk lay tàccu say jigéen ñoo lay xool avec plein de fierté ñoo lay bàkk ñoo lay. ñi ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di sant ñi fi teew ñëpp di kontaan lool ci jotaay bi di tàmbali ci nuyoo bi sëriñ si ñu fekk ci dëkk bi fii ci Ngent Nasrou ñu fekk fi sunu sëriñ muy sëriñ Assane Kane ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare bu baax di nuyu également sëriñ Omar Ndiéguène mi nga xam ni sunu sëriñ la sunu wasila la sunu lépp la relation bu yàgg la di nuyu également ci jotaay bi sunu mentor muy le président Elbachir avec louange yi ñu ko fi defal yëpp je pense quand même qu'il mérite plus que ça lu ñu ko fi teg ci ay louange yi ñu koy teg je pense que le mérite
quand même dépasse largement li ñu ko war a def fii kenn nekk fi sax ku mën a attribuer des louanges là au président El Bachir vraiment. aussi di nuyu également ñi nga xam ni ñoom lañ àndal su ma limee Mamadou Diop nga xam ni moom mooy doon wax léegi nekk la tête de liste professionnelle day yóbbaale staff bi yëpp rek ñi nga xam ni ñoo fi nekk di également nuyu les femmes jàmbaar ñi nga xam ni dañ fekk fii mu recevoir ñu muy soxna Aminata Gueye ñuy déggante vraiment ñuy wax ci lu rafet ci El Bachir ak ci ñi mu àndal ñu am benn engagement bu déterminant boo xam ni ñëpp mën nañ ko signifier tey di nuyu également Mariama Pouy maire bi dem naa seeti ko à travers la maman madame Mada Tall ñu yaatal fa ñu def fa lu rafet fekk fa également sunu sœur ki fii doon wax léegi nii doon wax sama mag la sama mag bu jigéen la ñu bokk benn papa ñàngandooy ñu ngi lay nuyu bu baax di rafet lu baax kaddu yi di wax xol bi may tooy xam naa ne mënu woon toog bañ a agir moo tax mu wax ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm fii suñu papa nga fi nekkee suñu yaay nga fi nekkee vraiment ñi lay sant di sant également ñi nga xam ni ñoo ànd ak ñun association yi nga xam ni ñoo ànd ak ñun ak mouvement yi nga xam ni ba léegi bi ñu tàppee ba léegi bàyyiwuñu di accompagner ci combat bi di sant également les femmes jàmbaar de Thiali ak Jaxaaw gis naa seen taxawaay bi seen engagement ak seen ni ñëwee vraiment ñu ngi koy gis ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo déplacé wu ñoo fii di wax ni affaire bi nii kese la lii nag moment bii nii boo waree Thiès ba mu daj lii doo ko fi gis koo xam da ngaa teg toog di woote meeting actuellement nii amul Thiès xam lu fi am oto yi romb di yuuxu di wiiw di def loolu moo fi am kenn ñi moo ko fi def parce que benn affaire laa leen di wax il faut que ngeen am benn clairvoyance da ngeen di xool benn vidéo nga lire nit ñi fay nekk les mêmes têtes nga fay fekk pour 1000 milieux différents boo fa demee les mêmes personnes ngay retrouvé wu ci chaque milieu boo fa demee il faut que ngeen conscient ci loolu ñu naan la ñu ngi bondé de personnes naan ay marées humaines les mêmes casquettes nga fay gis ñoom nga fay gisaat partout ñu leen di nax di leen déstabiliser di leen jëm distraire lii fi nekk ñii kese la gëm leen ni affaire bi xeex bi dafa tàmbali dafa am lu fi xew instant bi Thiès lu ñuy ñaawlu gis nañ fi bërki démb benn convoi daje fi ak ay ñuy marche des hommes valeureux ànd ak ay femmes valeureuses am un combat bu diñ bu ñuy xeex di xeex quand même contre l'injustice di xeex contre un bilan qui a été manipulé qui a été préparé par des personnes malsaines ñu xool ko ñu koy critiquer ñu leen di attaquer fii je veux dire en l'occurrence le mouvement Thiès Debout bi nga xam ne coalition bi ko attaqué ñu ngi koy naqarlu ñu ngi fustiger li am fii Thiès loolu lu ñuy métti lu la actuellement dañoo war a respecter quand même la personne de par sa dignité su amee benn expression de besoin mu am ko mu koy wax fii ku fi deful loo xam ni jaaduwul les gens ont le droit de le dénoncer fii loolu lay ma ko nekkee il faut que les gens soient conscients sur ce qu'ils font ñu dem toog xam ne xeex bi bu ñuy defee ay ñoo xam dañu leen a jox ñu yor suñu alalu réew dañoo am obligation ñu wax ñu lan lañ fi def pendant les 7 ans yi ñu fi toog suñ fi deful lu yoon dañuy taxaw dénoncer ko ñu koy dénoncer nag dañoo am benn liberté d'action boo xam ne dañ ko war a def kenn ñu leen war a bundu xataal ci loolu ñun loolu dañ koy naqarlu franchement waa Thiès Debout ñu ngi partagé ak yéen seen li leen dal toj seen ay oto di leen kayase loolu dafa ñëw di jaay doole te ay gars yi taxaw di xool amul benn répression bu ci am loolu vraiment lu ñu naqarlu benn deuxièmement fi ñu jëm nii vraiment fii bi ñu jaaree fii Ngent def benn convoi def benn caravane jaar Ngent bu nekk 2 voies mu nekk lu war a rafet bu ñu jaaree tey dañoo war a nekk une nature bu verdoyante lu ñu fa waroon romb tey Ngent sentir seen bopp hôpitaux yi ngeen fi am tey ci biir Ngent poste de santé bi fi nekk école bi nga xam ne dafa am ndox fees dell pendant une année mënul deñ ana mu ndox ma nga fa nekk léegi ngeen année seen ndox yoonu daa ngi foofu noonu mais loolu bu leen toog di ko xoolee ne laissez pas comme ça les bras croisés du leen xeex mu dañu fi ñi ko fa yor da leen feebarloo am na tey jii en contrepartie ci loolu bu ñu defoon la nature verte bi nga xam ne tey moo waroon na redorer le blason de Ngent jox quand même l'art bi nga xam ne tey moom la Ngent soxla Nasru soxla ko fii toog def fi une forêt communale tey jii franchement dina participer à l'effort de la santé ba kenn du fi jàmmat ba nga xam ni mënuñ def mais par contre ñu la fi bàyyil
école boo xam ni une année doo ñi patauger quand même foofu ay feebar di fi ñëw ay bilharziose weñ ñi di fa dugg di leen laal yéen ngeen di feebar te xamul fu muy jógee état nekk dans un silence coupable ngeen koy bàyyi loolu vraiment c'est à dénoncer ñu ngi koy naqarlu non vraiment loolu lañ bëgg nag yu mel noonu la si bëgg a jëlee ñun dañoo bëgg fi changer li fi nekk les choses quand même sont là il faut ngeen jëlee fii ñi fi nekk joxoon quand même entre les mains de ces gens yoo xam ni ñu baax la ñu xam programme la ñu mën a jëlee Thiès quand même d'un point A à un point B la ñu vraiment di renouveler suñu confiance ci yéen di ñaan également ngeen def ko am chose ci ñun ñu dem ba au soir du 23 janvier autant pour moi ngeen jël mairie bi jox ñu ko ñu gérer ko dem jox est bi monsieur le président El Bachir dem jox est bi monsieur le président Saliou Leye ak gars yi fi toog loolu la ñuy ñaan yàlla ñu ne yéen ba pare buñ ko gëm nañ ko gëm gars yi buñ ci ragal dara wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala bu narul woon a nekk président sax buur lay doon waaye bu nekkul buur it sang la ndax yaayam ak baayam ay garmi lañu waaye mu ñëw liggéey parce que deret jee fi nekk ak sagesse bi deret mu bokk ci coalition Jàmmi Gox yi bula ànd ak picc mi pour bu ngeen di voté du ngeen ko jaawale waaye yéen ñooñu di waxtaan déglu leen ma ngir yàlla su fekkee bëggoo leen président wax aussi mën na noo ñibbi ndax am nañ carburant suñu oto rafet na bu ngeen ñu mënta déglu it ñàkkunu ko nu déglu ndax fu nu dem nu déglu nu nag dama ni maire Aminata Gueye président El Bachir Gueye daf maa wax loo xam ni bu ñëpp dégluwul du ma ko wax. loolu mooy lan. daf ma wax loo xam ni. bu ñëpp dégluwul du ma ko wax. kon de boo leen yeboo déglu. xam nga lan la ma wax. dañu ma bàyyi dam ma ni ko waaw. mu ne ma jigéen gu ma gis dinaa ko teral. allahu akbar. ma ni ko lu tax loolu. waaw. mu ne ma sama yaay dafay teel a jóge. ndeysaan te aw ma chance su teral ko. allahu akbar. moo tax ku ma romb. te sa doom mënul. mu wóor la li mérite nga teranga sama loxo dina jug ci yow. mais président li ma wóor ba wóor ma mooy sa way juróom fa mu tëdd ca àjjana incha allah ma ngay kontaan di ree ndax ni ngay terale mbokkam yi. président sa way juru góor wa ba muy sacrifier boppam pour njabootam amal njëriñ askanam la. te tey ñoom ñëpp man je suis sûr qu'ils sont fiers de toi. je suis sûr que bu dellu si waatoon doo defaraat sa toogaay. je sais que bëggoo ko tudd sa yaay lu bari parce que ça provoque de l'émotion et de la sensation chez toi. waaye dafa am loo xam ne mënut a ñàkk. ku gis jigéen ñi ni lay xoolee. foo dem ñu topp la. di la topp ak i tànki neen. ñii di sañse ñii amuñu lu dul sañse. waaye fu la gis am yaakaar. c'est parce que ça a été le travail abouti de ta chère maman. Qu'elle repose en paradis. Qu'elle repose en paix Adjaratou Ndeye Ndaw. président am na koo xam ne soxlawul ngay xam yaayam. waaye xoolal li mu mel rek xam ni yaayam sonn na ci kër baayam. vous avez été la personne qui continue de berner et de bercer les hommes et les femmes dans la joie. Vous êtes la dernière chance de votre population. Et on ne compte que sur vous, monsieur le président. ñox sa bul ma def nii. boo ma defee nii damay def ci moom 5 minutes. ñox sa li ngay def. le président de l'association des Lawbe du Sénégal. gannaaw noppi ngeen noppi. dama bëgg ngeen jug tàcc ko. yéen ñëpp parce que président El Bachir Gueye bu jël kàddu war ko mën a yóbbu. waaye tey jigéen ñi kontaan nañu dëgg nañu ñëpp kontaan nañu jërëjëf merci beaucoup Abdou Majid merci beaucoup di la wax ne président ñi ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi ñi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii muy ñaari cellules yi nga xam ne ñoom lañ ñëw war leen a financer fii di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu dalal
ñaari présidente yi muy soxna Aminata Gueye ak Mariama Pouy jërëjëf. donc di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoom lañ fekk si fii tey di nuyu surtout les femmes jàmbaar nga xamante ni ñoom comme ni ma ko waxee chaque fois bu muy métti ñoom ñoo fi nekkoon te ñoo fi nekk ba tey donc ma leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax. ah di nuyu waa Nasru yëpp damay wax tey fii li fi daje dafa bëri ndax Nasru ak Bichru ñaar yooyu dañoo ànd quartier bii di Nasru yàlla wax ci benn ay alquran ne nasrun min allahi wa fathun qarib mu teg ci wa bashiril mu'minin kon Nasru ak Bichru ñoo ànd donc Nasru mooy ndam Bichru mooy joie donc ñaar yooyu ñooy ànd te incha allahu ñaar yooyu dafay ànd ci ñun ndax in yansurukumullahu fala ghaliba lakum loolu la yàlla wax yàlla nee na ku ma jox ndam kenn mënul fexe ba gañe ko wa in yaxdulukum fa man dal yansurukum min baadihi tekki lan wa ala allahi falyatawakkalil mu'minun donc nit da ngay gëm yàlla xam ni yàlla rek mooy dogal donc tey jii may sant bu baax yàlla ci li nga xamante ni noonu la mbiri tëddee di remercier bu baax di féliciter encore une fois di encourager ki nga xamante ni mooy le maire Mouhamed Ndoye mu nekk koo xam ne c'est un homme digne un homme sincère comme ni ma koy waxee mais aussi un homme de valeur un prototype bi nga xamante ni tey jii mën nañu am espoir ci moom en tant que jeune engagé mais aussi en tant que jeune dévoué tey jii Thiès loolu la soxla Sénégal loolu la soxla li mu soxla mooy ñu am ay ndaw yoo xamante ni yu taxaw lañu mais ay ndaw yu takku ay ndaw yu sincère ay ndaw yu loyal ay ndaw yoo xamante ni xam na li leen tax a jóg parce que tey ni ma ko waxee chaque fois Sénégal dafa métti Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni dëkk bu ndóol la dëkk boo xamante ni c'est le 24e pays le plus pauvre au monde alors que mi ngi regorger ay ressources yu dul jeex am nañu ay ressources naturelles am nañu ay ressources humaines surtout nous avons des ressources humaines ay boroomi xel ay boroomi kàttan ay boroomi xam-xam am suuf soo xamante ni am na pétrole am na gaz am na lépp mais malgré ça Sénégal moo nekk le 24e pays le plus pauvre au monde donc war nañu poser question boobu lan moo tax chaque fois ma se demander si une société est juste revient à se demander comment s'y répartissent les choses auxquelles nous accordons de la valeur nga dëkk dafa am yu ñu bokk muy lii di revenu ak patrimoine lii di devoir ak droit lii di position ak honneur lii di devoir ak droit ak pouvoir ak opportunité yii yëpp dañ koo bokk donc bu ñu ko bokkee ci dëkk nag te ni ñu ko séddalee baaxul mooy indi réew di ndóol te réew bu ndóolee nag képp koo xamante ne da ngaa war a jóg taxaw wax wala nga war a jóg taxaw def taxawoo wax taxawoo def complice nga donc tey jii c'est notre bon sens qui est interpellé mais c'est aussi notre responsabilité qui est impliquée ñun ñëpp ñoo war a jóg taxaw xeex li fi nekk dénoncé ko comme ni ko léegi Mouhamed Ndoye defee dénoncé ko ba fi ñu mën a yem parce que bu ñu nekkee ci dëkk comme ni ma ko waxee tey jii un pays comme le Qatar nga xam tey ñoom laay liggéeyal dëkk boobu dëkk bu ndaw la ils n'ont que le gaz liquéfié comme ressource naturelle mais tey jii en terme d'infrastructure ñoo États-Unis ñoo gën a baax ay infrastructure ci monde bi lu tax parce que tout simplement ñi téye dëkk ba dañoo loyal ñi téye dëkk ba dañoo gëm dëkk bi ñi téye dëkk ba ay patriote lañ lu tax parce que ñi téye dëkk bi di ay buur am na yoo xam ne ñemewuñ koo def malgré ay buur lañ am na yoo xam ne ñemewuñ koo def ci dëkk ba li ñu war a partager yëpp ñu koy partager de façon équitable mais de façon juste ba ñëpp mën koo bokk mën a doxal dëkk ba donc Sénégal loolu moo ñu manqué loolu nag ñun ñëpp comme ni ma ko waxee ñoo war a jóg xeex loolu yëpp ku jógul xeex ko bokk complice nga ndax yàlla dafa ne du ma jóg di defaral benn dëkk dara inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin yàlla neen du ma wàcc di defaral benn peuple yi ñooy xeexal seen bopp yamu ci mu ne gis nga peuple yooyu nga xamante dañoo mel ni comme Sénégal nga xam ne ay peuple lañ yu passif ay peuple yu nocif peuple yooyu bu ñu toogee di seetaan benn minorité yor seen dëkk ba yor alal bi séddoo ko
suñu programme bi nga xamante ne ñu ngi koy mooy suñu programme bi nga xamante ni dañ koy def depuis boobu léegi muy programme boo xam dañ ko concevoir pour le développement urbain et communautaire. donc mooy programme boobu dañ ci jox jigéen ñi benn cër muy cër bu am solo ak ndaw yi. donc bi ñu commencé ak jigéen ñi wax naa ko parce que jigéen ñi tey jii ñoom ñoo détenir les mécanismes de travail huileux yi nga xamante ni tey jii ñoom ñu ngi ci yoon bu ñu leen jàppalee incha allah mën nañu liggéey dem. donc loolu nag pour ñu réussir ko moo tax boobu ba léegi ñu nekk ci financement de femmes yi financement yi ñuy def wax naa chaque fois que di jigéen ñi tey jii ay jàmbaar lañ ñi ngi dajaloo di regroupé wu ci seen ay avec di dajale seen ay juróom ak ay seen ñaar fukk mais loolu doyul pour ñu am le développement collectif pour que ñu mën a am développement collectif il faut que ñu jàppale jigéen ñi indi leen ay financement yooyu nag mooy tax ëllëg si biir jigéen ñi mën a am autonomisation leen di permettre ëllëg si biir ñu mën a nekk seen jëndanteeg jaayante de façon très libre mais ñu mën a nekk aussi seen jëndante ak jaayante façon boo xamante ni day mën a sax dem ba génn biir Sénégal donc pour loolu am nag il faut que li ñu leen di jox ngeen fonk ko téye ko mais aussi liggéey ci wax naa ko chaque fois bu ñu leen joxee financement yi nekkul pour ñu jëndal nekkul pour ñu toggal suñu jëkkër yi ay ganaar déedéet dañ leen koo jox pour ngeen liggéey waaw nañ ko liggéey waaw ami soxna Aminta bu ci toogal bàyyi ndaw ay ganaar waaw nañ ko liggéey donc tey jii comme ni ma ko waxee jigéenu Sénégal yi ay jàmbaar lañ donc dañ leen a war a assister dañ leen a war a jàppale te assister boobu ak jàppale boobu ñun ci la ñu nekk boobu ba léegi wax naa ko 106 cellules de femmes yi nga xam ne financé nañ leen tey jii am na ñi nga xamante ni multiplier nañ voire triplé seen ay recettes te ci pré tournoi lañ ko defee mooy tey jii bu ñu jëlee financement yi jox ko soxna Aminta daf koy séddale day jël cellule bi diviser ko en 4 parties xam naa naam sax day am ay absence mais li am solo ba am solo mooy ñu xool ñi gën a dogu ñi nga xamante ni seen entreprise yi ñu yor yi parce que tey jii bu leen xeeb li ngeen yor kii jaay gerte caaf kii jaay kiosque bi yëpp entreprise la petite entreprise yooyu ëllëg si biir ñoo mën a émerger Sénégal donc ñu xool mel ni soxna Aminta xool ñi nga xam ne nit ñi seen liggéey moo gën a gaaw mu yëkkati prêt bi jox leen ñooñu liggéey suñu liggéey au bout de 3 mois ñu yëkkatiwaat jox ñeneen ñi aussi liggéey au bout de 3 mois donc au bout d'une année ñu def la rotation complète def la croissance inclusive donc ñun loolu la ñuy liggéeyee fii si mouvement audit donc loolu laa leen di sàkku encore di leen ko dénku soxna Pouy ñoom ñëpp ñu ànd ñu liggéeyee noonu Mariama Pouy donc li am solo wax naa ko aussi wax naa ko moom mooy nekkul ne tey jii kii ngay àndal wala kële ngay àndal li am solo mooy wax naa ko suñu droit de vote dañ ko téye kenn moomul kenn dañu téye suñu droit de vote tey jii élection yi ñuy dem élection municipale yi dafa am une particularité bi mu am mooy léegi kenn mënutul parachuter maire bu njëkk ba da nga doon toog sa bureau bu sedd rek tànn maire fu la neex loolu amatul tey jii la charte de la bonne gouvernance dafa imposer à ce que tey liste majoritaire bi tête de liste bi mooy nekk maire donc bu ñu demee di wote ñun ñëpp mën nañ xam kan mooy nekk suñu maire suba donc bu ñu asaaloo suñu avenir ak suñu avenir yu njaboot nañu xool bu baax kan lañuy fal ñu fal ko donc fii ci nord bi wax naa ko Mouhamed Ndoye am na qualité toutes les qualités requises pour nekk le maire boo xamante ni day nekk maire bu idoine pour fii le nord donc nañ ko jàppale au soir du 23 janvier ñun ñëpp ñu jël liste jàmmi gox yi ñu woteel Mouhamed Ndoye parce que li ñuy xaar ci nord bi défi ñu koy xaar dafa bari li ñu war a changer ci nord bi dafa bari ñëpp gis nañ fii nord bi ni ñu jëlee suuf si lapide ko nord bi bokk na ci fii gën a suuf si gën a jaxasoo donc loolu dañ ko war a xeex pour ñu xeexoo nag il faut ñuy jël ay nit ñoo xam ne am nañu qualité am na lu ñuy ragal am na lu ñuy sóor ñu dénk leen wax naa ko chaque fois ñi nga xamante ni ñoo fi nekk moom wax na sànq li nga xamante ni des fois mooy violence bi am ñu koy indi rek mooy dañoo bëgg ñu jox leen par force dénk ma rek dafa jël a rayante dénk ma rek xanaa naroo jàmm yow fekkee da dénk ma rek yar na rayante waaw bu la ci rayante fekkee c'est parce que am na leen loo ci namm waaw boo fekkee ku mar naan nag nga dénk ko ndox moom mooy naanal lépp lay naan donc nañu fexe ñu xool bu baax ñi fal ñan la ñu fal leen tey jii Mouhamed Ndoye wax naa ko bu ñu ko joxee dëkk bi ñun dañuy topp ci ginnaawam ñu ànd ñu liggéey man j'ai un projet de ville wax naa ko ville u Thiès mën naa ko jëlee fu mu nekk yóbbu ko feneen tey jii yàlla defal nañu ay relation yoo xamante ni wax naa ko
mën nañu jëlee Thiès fenn yóbbu ko fenn ñëpp xam nañ ni budget bi nekk ci mairie bi mënul lu bari te chaque fois ma rappelé ko dama koy bëgg di rappeler chaque fois pour aussi ñu ci bàyyi xel ndax sur les 9 compétences transférées yi nga xamante ni état le pouvoir central daf ko alloué wala daf ko décentralisé ci au niveau local 2 rek compétences lañ ci xaw a respecté muy l'éducation et la santé donc te recouvrement bi dafa nekk recouvrement bu difficile donc xaalis bi di koy sax maire yi di jotee baaxul donc loolu nag su amul ay mesures d'accompagnement yu ko accompagner du sotti mais mesures d'accompagnement yi bu bëgg leen rassurer ni tey jii Mouhamed Ndoye bu yoree noor bi man maa ngi ci ginnaawam te tey jii suba noor bi dañ ko defar ba ñëpp teg seen bët. macha allah donc comme ni ma ko waxee foog ñu la coopération décentralisée foog ñu am ay désormais ay maires yoo xam ne am nañ ay relations mën nañ jëlee ci biti indi fii parce que li fi nekk doyul non seulement li fi nekk dañ ko war a ñoŋal mais aussi ñu am ñoo xam ne mën nañ jëlee ci biti indi fii bu ko defee bu ñu indee fii ñu mën a defar dëkk bi naat donc encore une fois may santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di wax na ñëpp ànd le 23 janvier ñu fal ki nga xam ne mooy Mouhamed Ndoye fii ci mairie Nord. waaw bulletin bu am picc bi ñu xàmmee ko ak jàmmi gox yi donc may comme ni ma koy waxee di lancer encore un appel ni ma koy waxee chaque fois ci suñu jigéen yi te bokk na ci li nga xam ne mooy defar dëkk bi bokk na ci li nga xam ne mooy defar dëkk bi comme ni ma koy waxee bokk na ci li nga xam ne mooy defar dëkk bi tey jii ñu fexe Sénégal ñu yar xale yi parce que am na dëkk yu bëri li ko defar dëkk ñaar rek koy defar parce que am na ay mag yoo xamante ni xas nañ egg fi nga xamante ni kenn mënut leen changé li ñuy wax dëgër na ba pare bant bu dëgër la kenn mënut koo changé mais xale yi mën nañ jëmbat ci ñoom lu bari defar leen éduquer leen loolu nag responsabilité yaay yi la naa ko yaay mooy yar njaboot yaay moo yar xale mën nga ñàkk ay moyens mais nga téye sa doom nga yar ko ëllëg si biir dina la njëriñ waaw donc may insister pour que jigéen ñi ñu bàyyi xel njaboot gi wuti baax na mais booy wuti aussi te toppatoo njaboot gi ni nga ko war a toppatoowee ëllëg si biir li ngay wuti yëpp amatul njëriñ te ñaari nit maanaam papa ak yaay yëpp mënu ñoo xëy génn ba soxna Mariama Pouy yow tamit ñëwal nga ci sa financement wax dëgg yàlla tu vas recevoir ton enveloppe de bénéficiaires de Chiki li ñu doon ñu taw di Thiès et ministre de la production de au niveau de la commune de Thiès. Ça a été un plaisir de venir vous voir chez vous. L'accueil a été chaleureux et à la prochaine Inch'Allah Rabbi. Rendez-vous bientôt.
bi dañ ko war a taxaw balaa maa kontaan nag quartier bi ñu defar ko ba mu rafet am ay lamp yu leer am goudron bu jaar chaque nawet ñëpp ñu ngi nag bu nawet nee rek kenn mënoon ci jaar bi lu tax parce que amuñu kenn ñu taxawu Sampaate Gueye gannaaw seen nag xam ne am ngeen ay doom yu taxaw bu taxawal leen jooyal leen fañ leen war a jooyalee bu ñu njëkk bi mooy suulis li nga xam mooy li si jàmm jox waaw dañoo am ay conseils yoo xamante ni 3 conseils yoo xam ne bu leen dëkk Sampaate Gueye ñaareel ba man mi nga xam ne maa ngi jiite liste bi dëkk fii Sampaate monsieur mooy profité di remercier monsieur Babou Diouf dama ñu tàgg ma ko dama ni Babou Diouf tey jaar na sax chef de quartier Sampaate bi yëpp nekk ndax nit la koo xam ne nit ku baax la nit la koo xam ne dara yitteelu ko mook Sali ma de dara yitteelu leen ak Moustapha Diouf bu Sampaate bee rek lay yitteel donc nag comme ni ma koy waxee chaque fois dafa jot ñu defar dëkk bi dafa jot ñu defar dëkk bi ndax Sénégal dafa métti Thiès dafa métti boobu ba léegi ñu teg fi ay politiciens yoo xamante ni tappale rek lañ nekk ci dëkk bi as tuut nekk ci maire bi saa ñu ko waxee lii njëkk xalaat mooy lekk tey jii lépp ci dëkk bi Sampaate Gueye du mu bëree salte bëri lépp parce que amuñu kenn ku jël poubelle fii du fayul 2000 wala fayul 3000 say poubelle bu kenn du ko jël te maire bi nekk fii du pare dara mat leer dama ni maire dafa nekk fii kenn xamu ko donc nag loolu mooy xeex le 23 janvier dama bëgg waa Sampaate Gueye yëpp maasaloo génn leen fële woote jàmm mi doxi ñu gañe fii bu ñu ko gañee bu ko defee ñu defar Sampaate 1 ak 2 ndax Sampaate 1 ak 2 benn la lépp lu am Sampaate 1 war na am Sampaate 2 éclairage public bi yëpp gis nañ fii mu mel éclairage public bi dafa faible dañu war a dolli fii ay lamp wax naa ko tali daf fee war a jaar tali bu ñëwoon dafa war a jaar fii dañu war a xeex contre inondation la soxla waa Sampaate Gueye boobu ba léegi ñu seetaan leen donc loolu nag ñëpp ñu àndaloon ñu xeex ko dama bëgg comme ni ma ko waxee le 23 janvier Sampaate Gueye changé xar kanam pour mu changé xar kanam nag il faut que jàmm jox gën ko defee El Malick gën a mën a ñëw fii gën a taxaw Sampaate Gueye lañ ko defar waaw sama doom yi nag nga xam ni ñoom yeneen na ban lañ bëgg maa leen may benn bal ñaari bal ñetti bal ñeenti bal juróomi bal donc may santaat yàlla bu baax a baax di wax yàlla na Sampaate Gueye fii yàlla na fi jàmm yàgg di sant bu baax a baax li nga xamante ni ngay soxna yi nga xamante ni wax naa ko Sampaate Gueye jigéen ñi fi nekk ay jàmbaar lañu jigéen ñi fi nekk dañu war a jàppale ñoom ñëpp ay liggéeykat lañu man nag bu ma xam ni fu jigéen nekk rek maa ngi fa di ko jàppale. ci leen seen bopp waay. defoon naa fi ay financement mais maa ngi fi ñëwaat defaat fi encore yeneen financement bu ko defee ñu jàppale leen ngeen gën a liggéey parce que tey jii bu jàppale jigéen jàppale nga njaboot bu jàppale jigéen jàppale nga société Sénégal mënut a dem sans jigéen ñi donc boo bëggee jigéen ñi ngeen tàj seen bopp bu baax a baax a baax a baax nga xam ni développement bi ñuy wax ci Sénégal ci yéen rek mën a jaar sans jigéen ñi dañu gën a développé. yéen jullit yi na ngeen jàppalante di dimbalante tey jii nag dëkk yi boobu lañ tax mu gën a métti dañuy fexe ñuy jàppalante dëkk bi bu ñëpp jàppalante rek yàlla mën na fi def sutura yàlla mën na fi def yërmande kontaan naa trop kontaan naa ci waa Sampaate Gueye yëpp yàlla fi jàmm yàgg jërë ngeen jëf